Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le réseau synchronisé de la RTS pour le bulletin Covid de ce dimanche 31 octobre 2021. Dans un instant, nous allons découvrir les chiffres du jour avec Oumou Baldé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu suñu mbokk auditeurs yi banqaso yi nekk ci station régionale yi banqaso ci rajo Sénégal bu ne sa dinañ jokkoo ak Oumou Baldé ngeen nag muy indi ñu tolluwaayu corona feebaru Covid 19 bu bëccëgu tey fële ca dalu jëwriñ gu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di leen fàttali rek démb kenn làq wu ci woon ñi nga xam ñoo am ñi nekk ca Sowétas démb ñaar lañu woon. ñu weer juróom-ñeent la ñu woon foofu moom bu gënee bëri gënal ñëpp ñaar ñooñu nga xam ne nga nekk Sowétas nag yàlla na leen suñu borom miy wér ba ñu ñibbi seen i njaboot ñi nga xamante ne ñoo ko am te kenn xamuloo fa ñu ko jëlee démb juróom-ñaar la ñu woon Dakar amoon ci ñaar diwaan yi ñett ñi jaxasoo nañu ko am démb kenn moom moo ko ci amoon. ñoom ñëpp nag soo leen dajalee muy juróom-ñetti nit yi nga xamante ne amoon nañu feebar bi nag démb ñu génnoon nag ci junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti test yoo nga xamante ne waa kër docteur amaloon nañu ko ci wàllu ñàkk bi nag nit ñaa ngi dem ñàkku ji waaye su gënee gën a bëri gënal ñëpp ndax million bi tegoon na ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn junne yu teg ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett nit ñoom demoon nañu ñàkku ji maa ngi gis Oumou Baldé ci image yi Oumou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Adjaratou Ramaboui, bonjour, chers téléspectateurs de la RTS et bienvenue au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour le bulletin Covid de ce dimanche. Alors, Adjarama, aujourd'hui, le bulletin Covid est très positif. Nous allons découvrir tout de suite les détails avec Lamine Baragay, directeur du SNEPS, et l'on se retrouve juste après. Bonjour, je vous fais lecture du communiqué 609. Ce dimanche 31 octobre 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1413 tests réalisés, aucun cas positif n'a été enregistré sur l'étendue du territoire national. 5 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge présentement dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le samedi 30 octobre 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 73 917 cas ont été déclarés positifs, dont 72 019 guéris, 1878 décédés, paix à leur âme, et donc 19 sous traitement. Le samedi 30 octobre, 650 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 292 103. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. Le ministère réitère son appel aux populations qui ne l'ont pas encore fait à aller se faire vacciner. Les doses sont disponibles suffisamment au niveau des structures sanitaires. Je vous remercie. asalaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan ci télévision nationale ci Sénégal ak ci bitim réew tey bésu dibéer fanweeri fan ak benn ci weeru octobre ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak ñett test yi ñu def amul benn bu cas positif maanaam gisuñu ci kenn ku am doomu jàngoro ji juróomi malade ci yi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey benn malade moo nekk réanimation moo nekk donc fi ñuy wax ak yéen ci loxoy docteur yi amul benn malade bu ñàkk bakkanam
bésu démb ci gaawu bi ñeneen ñi des hôpital ñi ngi tane bu baax tey ci bésu tey dalee ci kaa bu njëkk ba léegi ci suñum réew wàññi nañu fi juróom-ñaar fukki junni ak ñett ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar positif maanaam ñu am doomu jàngoro ji ci ñooñu juróom-ñaar fukki junni ak ñaar ak fukk ak juróom-ñeent wér nañu ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan ñu ñaan yàlla yërëm leen dolli leen njégal mu des fukk ak juróom-ñett ci hôpital yi ñuy docteur yi di leen toppatoo bi campagne yu ñàkk yi dooree ba léegi ñàkk nañu lu tolloog 1 million ak ñaar téeméeri junni ak juróom-ñett fukk ak ñaar téeméer ak ñett ñàkku nañu kon ministère de la santé et de l'action sociale di dolli askan wi ñu gën a sàmmonte ak ndigal yi nga xam ne moom la ñuy joxe te ñu ñaan ñëpp tamit ñi nga xam ne ñàkkooguñu mën nañu dem ñu ñàkku ji ñàkku yi am na ba léegi ci dispensaires yi ak hôpital yi jërë ngeen jëf. Voilà donc, Adja Raman, c'est l'exploit du 10 octobre qui se répète aujourd'hui encore. C'était un dimanche, si ma mémoire est bonne, donc qu'on avait enregistré 0 cas de Covid au Sénégal et 0 décès. Aujourd'hui encore, c'est le même résultat que nous observons, un résultat plus qu'encourageant dans le cadre de cette riposte face à la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Adjaratou Rama gis nañ ko tey tamit amuñu benn cas Covid amul kenn ku si ñàkk bakkanam démb loolu la ñu gisoon 10 octobre boobu tamit dimanche la woon bu fekkee jumuma donc gis nañ ko daal vraiment li nga xam ne lu encourageant la ci xeex mbas mi loolu moo tax daal ñu war a góorgóorlu jàpp fi ñu ko jàpp rek ñu bañ a tàyyi benn yoon pour ñu mën a génne jàngoro ji définitivement si suñu dëkk Adja xam. Oumou Baldé tey moom mooy comme bi mooy ñaareelu bi yoon bu ñuy am 0 cas. bu ñu neexee jubilé d'autant plus que bisu dibeer la bisu noppalukaay la bu ñu neexee daal di noppalu daal di am nag suñu dimanche bu baax nag noppalu bu baax féexal suñu xol yeeg suñu xel yeeg suñu xalaat yi waaye nag yooyu yëpp bu ñu naagu ñun daal bu ñu naagu te nee naa la dem xama barki dem nee naa la sénégalais yi seen taxawaay ci wàllu feebar bi moo am solo dañu néewal doole feebar bi ndax kenn ku si nekk xam nga léegi naka ngay def ba mucc ci biir feebar ndax ñoo ngi dippoog ndigle kër docteur lenn rek moo des mooy ña ñàkk ko jiwul nañ dem ñàkku ji surtout ñi nga xam te ñu ngi woyaale ay feebar ndax nag immunité collective ga ñu soxla ñu mun koo am loolu rek moom moo ñu desee ndax ni Sénégal yi kenn ku si nekk li nga xamante mooy suñu njariñ ñun mooy kenn ku si nekk nga gën a dëgëral sa taxawaay ngir nag ñu mën a yëkkatikuwaat ci suñu wàllu koom ngir nag ñi nga xamante ni seen yëngu-yëngu mbas mi da koo mbas mel ni secteur tourisme bi ndax yow keroog waxoon nga ko xam nga léegi dem ak dellu si bi dafa taggatémbe hôtel yeeg ñi nga xam ñoo doon dalal étranger yi nga xam dañ doon ñëw ngir nemmeeku bërëb yu yanj yi si réew mi mu doon njariñal waa tourisme amatul wala bu dee mi ngi am ba tey wàññeeku na ndax cas Covid yi léegi nag nga xamante ni ñoo ngi dem rek di am ay 0 cas ay 1 cas 2 cas ñu jàpp rek ne kon léegi fi mu nekk nii bu ñu naagu nañu continuer ci li ñuy def moytu rek dajaloo te bu ñu dajaloo mënul ñàkk it nañuy takk masque waaye kenn ku si nekk rek na nga bàyyi xel ne feebar bi am na umu.
oui Adja Rama effectivement surtout ci week-end bu ñu nekk nii week-end bi nga xam ne dafa xaw a gudd sax parce que suba tamit comme férié la ñi xam naa ni dañuy sawar di dem ci ay xew-xew wala ñoo xam ne dañuy dem ci ay plage wala yu demee noonu ay restaurant bu ñu fàtte benn yoon ni mbas baa ngi fi même bu dee tey 0 cas la ñu am ak 0 décès loolu signifié wul ni mbas mi jeex na si réew mi loolu moo tax Lamine Bara Gaye di rappeler léegi ni que ni nit ñi waruñu naagu ci chiffres yi dañoo war a góorgóorluwaat rek encore une fois ñu respecter li nga xamante ne moom mooy mesure barrière waaye tamit ñu dem ñàqu ji parce que vaccin yaa ngi disponible waaye évolution bi moo xaw a timide je pense que jamono ji enjeu bi foofu la nekk ci vaccination bi donc bu ñu relever défi boobu dinañu mën a jugaat yëkkatiwaat suñu économie bu baax a baax comme ni nga ko waxee instant yi depuis 2 ans sax lépp nekk au ralenti am na site yu bëri yoo xamante ni gisatuñu ay visiteurs hôtel yi presque yu bëri dañoo vide donc xam naa ni instant yi étrangers yi ak touristes yi dinañu mën a gën a sawar ñëw visiter suñu réew parce que Sénégal xam nga rek am na ay sites yu bëri yu rafet yoo xamante ni endroit yu neex yu ñu mën a visiter fii si suñu réew donc dañuy ñaaxaat rek touristes yi ñu ñëwaat ñu ñeme suñu réew parce que instant yi mbas baa ngi nekk sous contrôle. jërëjëf Oumou Baldé comme tey dimanche la xanaa rek dañ lay bàyyi nga noppalu di la gërëm di la sant di rafetlu sa taxawaay te di la dig daje ëllëg ci waxtu incha allah. incha allah et bon dimanche. merci Oumou. 0 cas kenn amul ci fukki million ak juróom benn yi nga xamante ne ñooy yeewoo ci réew mi ci fukki diwaan ak ñeent yu war Sénégal kenn amu ci feebaru Covid 19 alhamdulilah rabbil alamin kooku dañ koy sant suñu borom waaye tamit ñu sant ka waa kër docteur kenn demul ñu des ñoom gaa bay nañu seen wàll ci waar bi ba mu mat sëkk ndax nag digle nañu li nga xamante ni soo ko defee mucc ci biir feebar mooy mesure barrière yi. am na fi ay xew-xew yu bëri yu dajaloo ay nit waaye kenn ku si nekk rek ña nga xam ñooy amal xew-xew yi duppoog nañu ndigal kër docteur déglu nañu ndigal ndax ndigal mooy li gën ba ñu ko defee rek gis ngeen feebar bi dañ ko néewal doole kenn ku si nekk xam nga nooy def ba mucc ci feebar bi ñoo ngi koy def léegi nag am na yeneen xew-xew yi waaj a dikk ndax nag ñoo ngi ci ëllëg incha allah la ñuy dugg ci weeru novembre buñ ci génnee weeru décembre la ñuy dugg te weeru décembre day bëri ay xumbeel donc lu ñuy ñaan rek mooy nit ci bañ a bàyyi xel bañ a fàtte ne feebar baa ngi fi nit ci bàyyi xel bu baax a baax ci mesure barrière loolee mënta def bu àndee rassemblement takk leen seen masque bu ngeen di dem di julli ji tamit ci jumaa ji takk leen seen masque bu lu ngeen mënta def rek bàyyi leen xel ci wàllu feebar bi na génn ci réew mi génn kenn ku si nekk nag mën a jubluwaat ca la nga daan def démb te feebar bi dikkagul ci wàllu ñu làqu macha allah kenn làquwul sant yàlla ñi nga xam ñoo nekk Sowétas kenn la yàlla na ko yàlla may wér ba mu ñibbi ca njabootam ñu wér juróom lañu bu gënee bare gënal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ko doon am te kenn xamul fa ñu ko jële alhamdulilah tey kenn amu ko du ci Dakar du ci diwaan yi benn diwaan amu ko ñu jaxasoo nañu ko am kenn amu ko macha allah kon ñu jàpp ne tey kenn amul feebar bi ci junne ak ñeenti téeméer ak fukk ak ñetti test yu nga xamante ni waa kër docteur amal nañu ko ci wàllu ñàkk bi ni ñaa ngi ñàkku ju gënee gën a bëri gënal ñëpp million bi teg na 2 téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari junne yu teg téeméer ak ñetti nit ñoom dem nañu ñàkku ji nit ñi nañu dem ñàkku ji ñàkk bi moo fi génne bii feebar ñàkk bi bu fekkee nit yi dem nañu ñàkku ji ci fukki million ak juróom benn nit yi yu nekk Sénégal bu dee juróom-ñetti millions yi dem nañu ñàkku ji wa illaa 4 millions yi li nga xam ne la ñu bëgg ci immunité collective bi maanaam ñëpp nga xamante ni mënuñu aar ñeneen ñi si des fiixal ñeneen ñi si des ci wàllu feebar bi danañu ko am kon nit ci nañ dem ñàkku ji du poog ndigle kër docteur maanaam takk masque raxas loxoy dandante te moytu dajaloo bi bu dajaloo munta ñàkk nañuy takk masque yi saa su nekk kon mbokk yi ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla musal ñëpp ci biir feebar di ko musal waa Sénégal yal na ñëpp am jàmm di leen nag ñaanal bëccëgu jàmm di leen dig daje ëllëg ci waxtu wi incha allah.